ay junni at ci ginnaaw dafa amoon benn dëkk buñ doon woowee Madenka mais ci biir dëkk ba li fa gënoon jafe mooy jàllale xibaar ba dëkk bi yépp jot ci liggéey bu metti la woon sax lu compliqué la woon su buur bëggaan yégle benn loi bu bees ci dëkk bi da daan yónnee ay ndaw ñu yéeg ci ay fas pour jàllale message bi ci village yi wër dëkk bi yépp ndaw yooyu buur daan yónni dañ daan nekk ay semaine ci àll bi ay jour ay weer ngir rekk jàllale benn xibaar bu leen buur jox daan nekk ci ngelaw li di jànkonteeg taw bi di fanaan ci àll bi parfois sax dañ doon dajeek ay bandi juste pour jàllale benn message buur nee na tund bi yépp benn góor may tuñ ko sañ-sañ mu yeewu te du dem ci tool yi liggéey noonu lañ ko daan toppee village par village di jàllale xibaar seen problème bi gën a mag biñ amoon ci jàllale xibaar yi mooy que xibaar yi ñu doon jàllale ñépp duñ ci jot yenn ci village yi ay semaine après la ñuy soog a jot ci xibaar bi am na ñoo xam sax duñ ci mës a jot ba benn bés benn mag bu am xam-xam ci dëkk bi xalaat ne jaratul ñuy wër ci village yi di jàllale xibaar nañ koy bind ci ay feuilles di ko tasaare ci dëkk bi yépp xalaat boobu magu dëkk bi xalaatoon dimbali na leen pour ñuy jàllale xibaar ci lu gën a gaaw tuuti que niñ ko doon jàllale bu njëkk waaye ba léegi problème bi saafaraguñ ko parce que bu ñu yónnee feuilles yi ci village yi wër dëkk bi faaw ñu xaar ba waa village bi jot ci xibaar bi liir ko ci kaw pour ñépp mën koo dégg at yi di dem nit ñi dem ba inventé loolu ñuy wax imprimante rajo ak télévision matériel yooyu dimbali woon na leen pour ñuy mën a jàllale information ci lu gën a gaaw lu gën a yomb mais problème bi ñu amoon ak matériel yooyu mooy que buur yi kase ak riche yi ak borom doole yi ñoo doon mën a jëfandikoo machine yooyu ñoom ñoo doon contrôler information bi lu leen neex la ñuy yëgle lu leen neex la ñuy wax ci jamono yooyu bu nit bëggoon waxtaan ak àdduna bi jàllale xibaar jaarale ko ci matériel yooyu di nga fay alal ju bare bari wala nga bokk ci borom doole yi jamono di dox ñu teg ci ay ati at ci kanam benn phénomène feeñ ci dëkk ba ñu ko doon woowee yonent invisible mooy yonent boo xam kenn mënu koo gis yonent boo xam soxlawul fas pour jàllale xibaar soxlawul bind ci ay feuilles pour jàllale xibaar soxlawul rajo wala télé pour jàllale xibaar yonent la boo xam mën na waxandoog ay millions de personnes te du bouger fi mu toog suba si mën na xëy yëgle benn xibaar ngoon gi àdduna bi yépp jotandoo ci xibaar bi gëmandoo ko yonent boo xam ci benn waxtu mën na la bëggloo benn affaire mais aussi ci benn waxtu mën na la bañloo benn affaire yonent boo xam mën na influencer ndoo dëkku lëmb manipuler say xalaat créer ay mouvement wala sax déclencher révolution waaye yéen su ma leen waxoon tey ne leen yonent boobu kenn ku nekk ci yéen yor na ko su ma leen waxoon yonent boobu kenn ku nekk ci yéen mu ngi ànd ak moom chaque jour di ngeen ma gëm kenn ku nekk ci yéen chaque jour mu ngi ànd ak yonent boobu te lum ko sant yonent bi mën na ko defal te yonent boobu du kenn kudul réseaux sociaux yi tey jii yéen a ma gën a xam ni soxlawu leen pour nekk riche wala ngeen di am pouvoir pour mën a wax nit ñi dégg leen yéen a ma gën a xam ni soxlawoo leen di imprimer ay feuilles di ko tasaare comme ay journaux di ko séddale wala nga am télévision pour mën a wax nit ñi dégg la ci benn clic benn bés mën nga yëgal àdduna bi yépp li nga leen bëgg a yëgal ci benn simple vidéo mën nga ci concentrer loo dëkku lëmb benn simple phrase mën nga ko bind envoyer ko mu laal ay millions et des millions de personnes àdduna bii ñu nekk bokkul ak àdduna bi ñu doon dund
influence dafa changer léegi influence kenn gagneetu ko ci ay yëkkate ay armes di tirer di reyante non influence léegi ay vues la ay like la ay partage la donc question bi mooy est-ce que da ngay décider nekk spectateur toog di seetaan wala est-ce que da ngay décider nekk acteur pour jël sa wàll ci révolution bu bees bi. mais Zo yéen ñi nekk ci internet bi naan ay millionnaire ngeen et tout millionnaire nu muy amee jot defar vidéo nekk ci internet bi naan aimé leen like leen partager leen pour man ci entreprise ngeen war a nekk di joxe ordre moi je sais que ne yow yor nga mais gisuma intérêt bu tax ngay defar vidéo te xam naa ne yow moom defoo vidéo ci yàlla naa dee loolu nu mu demee noonu. Très bonne question et damay répondre question boobu ak beneen question listen lan moo tax nga mën a jël benn milliardaire comme Elon Musk par exemple buy passer temps am yëpp ci Twitter boo xoolee ni lii comptam officiel la ci benn jour publié na 10 fois question pourquoi Cristiano Ronaldo mi nga xamante ni multimillionnaire la ba pare pourquoi muy continuer di publier ay vidéo ak ay photos ci Instagram ba léegi lii compte officiel am la boo xoolee nii ba mujjee publier vidéo ak léegi il y a 3 jours lan moo tax boo jëlee entrepreneur yi gën a mag ci àdduna bi njiit yi gën a mag ci àdduna bi yépp ñu ngi partager seen xam-xam ak seen xalaat ci internet bi comme Jordan Peterson par exemple wala Robert Greene wala Jocko Willink mi nga xamante ni démb laa mujjee seetaan podcastam réponse boobu c'est simple c'est parce que influence moo gën a puissant xaalis 1 million de fois xaalis kase mën na la permettre nga am dund bi nga bëgg a am jënd li nga bëgg a jënd mais influence moo la mën a permettre nga changer ay dund créer ay mouvement taxawal ay empire influence moo la mën a permettre nga jël dëkku lëmb def leen ay yéeféer wala nga def leen ay jullit influence moo la mën a permettre nga jël dëkku lëmb gëmloo leen ni yàlla Dakar la dëkk te ñoom ñépp a koy gëm benn vidéo mën na déclencher guerre ci dëkku lëmb benn discours bu inspirant ci benn vidéo mën na inspirer ay millions et des millions de personnes pour ñu jug agir benn message kese mën na jël nit ku xamul woon dara ignorant def ko leader njiit Martin Luther King nekkul ay armes la doon jël di tirer pour changer histoire non mais simplement benn discours la prononcé I have a dream. I have a dream. benn geste bu simple la Cristiano Ronaldo defoon yëkkati butéelu Coca-Cola teg ko ci suuf benn simple geste ci benn vidéo entreprise Coca-Cola perte 4 milliards de dollars ci benn journée ndax benn simple vidéo bu ñu jëlee benn influenceur par exemple comme Mr Beast par exemple. I am sitting on $5 million in cash and competing for it. Open the gates. moom mën na collecter ay millions et des millions de dollars ci ndimbal pour jox ko néew doole yi ci benn simple publication vidéo Steve Jobs changé wul monde bi parce que dafa toogoon noppi croiser les bras non mais dafa changer monde bi parce que da doon partager vision bi mu amoon ci monde bi ci ay vidéo bu ñuy def vidéo c'est parce que dañoo bëgg a bokk ci ñuy impacter ci ñuy inspirer ci ñuy éduquer parce que benn vidéo mën na changer dundu nit mën na xippiloo nit mu xool réalité bi lan la mën na jël benn simple spectateur bu toog di seetaan mu soppi ko acteur buy tracer boppam propre destination influence multiplicateur de puissance la bu fekkee sa puissance 10 la boo ci boolee influence 1000 lay doon millionnaire mën na am xaalis ak dund bu tranquille mais millionnaire bu am communauté bu fidèle mën na bâtir empire u lëmb mën na jaay ay idéem mën na jaay ay produits mën na jaay vision am jël mbir yi aj leen foo xamante ni xaalis kase mënu faa yegg jotu ko. alors si demain nga nekk millionnaire posel sa bopp question bi est-ce que da nga bëgg a nekk riche en silence wala est-ce que da nga bëgg a nekk riche mais en même temps nga inspirer ñeneen ñi impacter dundu ñeneen ñi bàyyi fi sa trace balaa nga fiy jóge. après deuxième guerre mondiale
européens yi dañoo nekkoon ci ay problèmes financiers yu mag a mag seen dëkk yi dara doxatul woon lépp dëgër këcc après États-Unis ci la proposé benn plan bu tudd Plan Marshall en fait plan bi mooy lebal pays européens yi xaalis pour ñu mën a tabaxaat seen dëkk yi je pense plus de 177 milliards de dollars lañ génne woon mais daf ci am benn accord bu États-Unis signé woon ak français accord bi moo nekkoon lan mooy que les États-Unis non seulement dañuy supprimer benn partie ci bor bi leen France yore loon mais aussi dañuy lebalaat France xaalis te ci kaw loolu France benn affaire kese la leen war a nangul mooy ñu bàyyi film américain yi ñu koy seetaan biir France mais devinez leen lan moo xew 5 ans après 10 ans après français yëpp dañoo commencé di toppandoo stylu américain yi di jënd yére yi américain yi di sol di ko sol di lekkee façon bi américain yi di lekkee di am ay rêve comme façon rêve yi américain yi di am est-ce que mën ngeen imaginer puissance bi vidéo am léegi nañ jël defar vidéo ñu andi ko ci suñu jamono puissance boobu nan lañ ko mën a utiliser ñun wërkatu xaalis yi est-ce que am na ñu ci am xaalis Sénégal est-ce que dox na fi ñan ñoo koy def kan ak kan la fan la ñuy jaar lan la ñuy jaay est-ce que ñëpp mën nañ koo def eh ben pour répondre question boobu nañ dem xool ñan ñoo koy def Sénégal. TikTok peut-être wala réseau yi est-ce que am na xaalis comme ni ko nit ñi waxee est-ce que mën nañ fa dugal dara jaay ko wala est-ce que TikTok juste c'est pour dugg waxtaan foo wala génn dem. réseau yi ñu bari dañ koy yaakaar maanaam loo xamante ni mooy li nga wax noonu maanaam nit ñi kaf lañ ko gën a jëlee. mais sama classe bi ñun lu sérieux lañ ko jëlee parce que man dama jàpp ni maanaam ñun commerçant yi dañuy jël 30 millions di ko jëndee caabi ngir liggéey. waaw mais loolu nga jël am compte TikTok bu baax toog sa biir néeg di ci liggéey yow mën nga jaay loo xamante ni borom place bi mënu ko jaay. waaw man sooy bi dama bokk ci ñi nga xamante ni TikTok dañoo teral. waaw man TikTok defal na ma lépp. waaw man sooy bu TikTok defal na ma lépp. foo daal la ma defalul man fu mu toll nii su ma doon lim samay place dama ciy boole place su TikTok. waaw parce que man lépp lu ma am moo ma ko may TikTok may na ma ay kër fii ci digg dëkk bi ci digg Ndakaaru nag laa wax. may jëndal ma ay doom jëndal ma ci oto yu rafet yi may ma ci soxna yu rafet yi loolu TikTok moo ma ko defal man. waaw feesalal ma ñaari passeport jàpp ñetti passeport may ma ay visa yu dul jeex. teg di ma tukkiloo fu ne li waa ji doon wax musique da lay tukkiloo sans passeport man TikTok dafa ma koo def man damay mer sax su ma gisee koo xamante dafa am compte bu am doole ñun ma laajte lan mooy liggéeyam amut liggéey man kooku dama koy mere. parce que TikTok application boobu jàppal ni yow magasin la boo yor. kenn ku nekk nag ak ni nga koy exploité ak kenn ku nekk ak li ngay jaayee ndax Sénégal dafa bindoon noo xamante ni ñëpp a bëgg a mat kilo waaye libre mënul ñàkk. parce que dafa bëri ay libre yoo xam ne dañoo war a mat kilo te suñu borom maye na leen potentiel bi. mais niñ ko exploité moo des ñooñu nag boo leen jàppalee tuuti yow ni ngay ubbee seen xel nii dama ci kontaan sax parce que. dina tax ñu gën a yokkaat seen vision seen gëm-gëm seen gis-gis. effectivement man réseau yi jàppee wu ma ko foo ku ci foo tamit nag yaa ngi dugg ci loo xamul am koo xamante day génne nit ñi di ko ñaan photo mais tey boo ko laajoon looy liggéey xamu ko. wala même dañuy am problème passe taxi alors que am nañ 1 million d'abonnés. fii ñaata nit ñoo xamante ni dañuy woowee maanaam dañ leen di woowee ay star bu ñuy génn sax dañuy gis dañuy takk mat léegi yow nan lay sa compte di amee 500,000 d'abonnés nga toog yow di am problème mu passe kon am na sa xel bi lu ci tëju lu ñu war a yeete yeewuñu ko moo tax li nga def nii dama ci kontaan. effectivement man dama bëgg kuy dimbali ndaw ñi dama bëgg kuy yee xelu ndaw ñi lii nga def nii dafa am solo moo gën invité benn nit mu ñëw waxu dafa am nga jël dagg dugal loolu amul intérêt mais réseau yi am na lépp réseau yi am na kër yu baax yi am na oto yu baax yi am na ci jongoma yu rafet yi am na ci passeport yu baax yi am na lépp kenn ku nekk nag yaay xool nooy def ba exploité ko ñi ko jàppee foo rek lañ ciy gagné. merci beaucoup ça fait plaisir juste benn dernière question si tey jii par exemple bu nit bëggoon ñëw bëgg a jënd par exemple sa compte TikTok yi ak sa numéro yi ngay jaay ñaata nga pare pour jaay ko 100 millions jaayuma ko wallahi lazim lii man la wax maa ko wax nag man sooy bu télécom 100 millions ku ma ko fay jaayuma la sama compte 100 millions fayuma la sax sama compte Sinap sax fayuma la du ma la ko jaay asuma ak samay TikTok ak Instagram parce que xam naa li may apporter ci kanam effectivement Sinap waxuma la TikTok de Sinap ku ma ci fay 100 millions du ma la ko jox effectivement leer na parce que du xaalis bi may jox mais après continuité bi man moo ma ëppal intérêt li nekk ci ginnaaw mais du xaalis bi après bu ma ci investir da ngay def nii ay vite fait mu jeex mais tey bu la suñu borom dimbalee ngay chaque jour ngay jaay muy jeex yàlla di la suturaal loolu 100 millions du xaalis effectivement 100 millions du xaalis effectivement en tout cas merci beaucoup ça fait plaisir en tout cas kontaan naa tamit wax dëgg yàlla apprécier naa li ngay def franchement gis naa ni tamit yaa ngi def tout pour di yee ndaw ñi du dëgg waaw loolu kontaan naa ci de wax dëgg yàlla merci beaucoup maa la gën a kontaan ragal yow ñoo far yow ñu ngi lay encourager aussi parce que référence nga si jeunes yi bëgg a liggéey yëpp aussi ndeysaan merci beaucoup aussi ayca jaajëf merci
voilà bon man TikTok bu ñu ma waxoon TikTok man ni ma ko gisee man mine d'or laa ko jàppee man TikTok pour l'instant parce que maanaam sénégalais ñu ngi foowee loo xam ne maanaam lu garaaw la quoi te yaakaar naa ñi ko xam dëgg moo tax ñëwee ñu ko foowee sax boo xoolee comme mën naa ne comme son bu ak ñoom Mame Ndiaye ñi fiy jaay donc ñoom mën naa ne boo waxoon ñu bàyyi TikTok ak ñu ubbi boutique bi dañ naan ñëw di jaay si TikTok bi moo leen gënal foofu parce que xam nañ li ci nekk xam nañ li nga si mën a am donc waxuma si wàllu jaay bi rek imaginer mooy monétisation bi rek déjà man monétisation mën naa ne li ma ci def ëpp na 10 millions juste poster ay vidéo yoo xam ne ça me prend 1 heure de temps laay def montage bi imaginer da ngay poster benn produit am benn produit bi corriger benn problème nga def ko vidéo bi def 1 million de vues 500 000 vues nga def ci ay 1000 ventes imagine loolu xaalis bi dul jeex la donc pour man sénégalais war nañ yeewu si loolu effectivement léegi yow tey jii boo arrêté woon jaay si réseau yi d'après yow ñaata pourcentage ngay ñàkk si vente yi ngay def par jour. bon je dirais 80% wala 90 yàlla xam na ko 90% laay perte ko parce que léegi maanaam Sénégal ñu ngi commencé miin loolu léegi ñu bëri ñëwatuñ sur place woote livré donc monde bu avancé da ngay jéem a ànd ak moom parce que léegi jaay physique rek doxatul parce que léegi concurrence bi dafa bëri te léegi mën naa ne ñiy jaay sur internet ñoo la dominer quoi maanaam clients yi ñu mën a récupérer yow mënoo ko am yow miy jaay sa biir gàlle te li ma lay wax ñoom ñu kii ko mooy maanaam il faut ñu jàng création de contenu loolu moom compétence képp kuy jaaykat war nga ko mën wala boo ko mënul sax nga xool ku ko mën mu jéem la ci jéelal domaine boobu imagine jo keroog su ma la waxee billaahi 2 vidéos moo ma fay 1 million barki alxuraanu karim imagine 2 vidéos kese te vidéos yi jëluma sax 1 heure de temps barki alxuraan te loolu c'est en dehors te maa ngi terewul maa ngi si TikTok bi di jaay samay produits imagine yàqalu ma benn temps effectivement ouais mais en tout cas merci beaucoup non kontaan naa yow billaahi lépp yow la yaa yow lañ jaar yaa ñu gën a may fet yàlla na la yàlla defal jàmm man ñaana rek laa la mën a def pour loolu moom dama ciy sawar a tontu parce que pour te dire vrai TikTok bu dee jaay rek moo tax ñuy wax am na fa à 100% tey jii nii personnellement man sama compte taxul am abonné yooyu parce que àggugul 200 000 abonnés mais damay poster vidéo mu dem ba 1 million vues comprendre nga tey 1 million personnes yooyu di ko xool ku ci nekk boo xoolee 200 personnes yi mën nañ la woo te liñ lay doyee du dara du produit bi nga dugal kon tey jii mën naa ne TikTok am na jaay man dama xoolee nit di am yenn compte yi di ci foo dama koy xool di ko ree quoi ne kii kon xamul li ci TikTok bi à 100% quoi man moom personnellement dama naan bu réseau amutoon peut-être sama jaay mën na bañ a demee noonu mën naa toog suba ba ngoon nit mën na bañ a dugg sama place mais man maa ngi jaay parce que sama clients yi bu dee 100 clients la 99 yëpp ci TikTok lañ xamante man ak ñoom. nan nga mën a amee xaalis ci internet bi ak foo mënti nekk ci àdduna bi moo xam nga nekk Sénégal moo xam nga nekk Singapour premièrement nañ njëkk a xool yan façon la nit mën a amee xaalis ci defar vidéo ñeenti façon yi la nit mën a amee xaalis ci defar vidéo e-commerce affiliation sponsoring ak monétisation automatique mais ñun e-commerce bi moo ñu gën a intéressé lan mooy e-commerce supposons tey ma yor 100 000 francs sama poche yow nga yor 100 000 francs mag yow ñu ànd pétincelle kenn ku nekk ci ñun jënd ay bagages ci valeur u 100 000 yow ba nga jëlee say bagages ba pare nga commencé ko ambulant di ko jaay ci mbeddu Dakar yi li nga def noonu loolu la ñuy woowee commerce da nga jënd dem jaay mais man ba ma jëlee samay bagages ambulant wu ma ko dama jël bagages yi dugal ko ci internet bi pour jaay ko li ma def noonu loolu la ñuy woowee e-commerce e-commerce mooy jaay ci internet léegi buñ jëlee e-commerce dafa bëri ay sous-parties yu nekk ci biir dafa yaatu e-commerce mooy jaay ci internet n'est-ce pas mais ci biir e-commerce am na dropshipping am na e-commerce social am na e-commerce 2.0 c'est-à-dire e-commerce en Afrique am na vente de formation et coaching c'est-à-dire ay produits digitaux am na vente de vidéos libre de droit c'est-à-dire da ngay filmer say propre vidéo jaay ko ay entreprise wala nga dugal ko Shutterstock wala Storyblog pour nit ñi di ñëw foofu di mën a jënd vidéo bi di ko utiliser waat mais ñun ci e-commerce social bi moo ñu intéressé parce que fa la xaalis bi nekk lan mooy e-commerce social eh ben c'est simple e-commerce social mooy koo xamante ne nii ci réseaux sociaux yi lay commerce directement exemple salaamaaleykum gars yi j'espère que yéen ngeen ci jàmm tey su ngeen gisee ni ma ñëwee nii ngeen xam ni sama yaram seddul termus bi laa leen andil tey termus bi moom la ñuy woowee Bazooka 237
lu tax ñu koy woowee Bazooka 237 mooy que café buy dof-doflu ba dugg si biir thermos bi jour boobu ngay gëj a sedd ci sa àdduna mën nga see def café jugeek moom Sénégal dem États-Unis jaar France jaar Singapour boo fa jugee nga ñibbi ci waat Sénégal boo xëyee ndekkee si café gi te café gi du sedd nee naa leen bagage yu baax yi man kese maa koy jaay Sénégal boo xoolee bouteille bi bojo yi ñu ngi koy jaayee 20 000 francs waaye ndeysaan dama leen di comprendre parce que mënuñu dem ba Chine jëndi bagage alors que man samay bagage damay dem ba Chine taxaw commandé ci chinois bi andi ko jaay la ko duma la ko jaayee 20 000 duma la ko jaayee 15 000 dama la koy may junni kese la nga am sa bouteille Bazooka 237 gaawal def sa commande sama numéro téléphone mu ngi noonu 77 000 0000. Yo, I know how to sell very well. defar naa sama vidéo ba pare ma jël vidéo bi dugal ko TikTok dugal ko Facebook wala Instagram ak si réseau yëpp def ci sama numéro téléphone ku mu intéressé nga woo ma wax la fi ma nekk nga ñëw ma jaay la wala nga woo ma jaay la livré la ko loolu mooy e-commerce social jaay si réseaux sociaux yi mooy business bi gën a dox Sénégal nii pour le moment ça je vous le dis si jaayum internet e-commerce social moo si gën a dox Sénégal pour le moment lu tax parce que comme xaalisu jinne millions yi suy ñëw sax doo ko yëg et durant si module yëpp si partie boobu la ñuy gën a concentré wu parce que ku mën defar vidéo bu mën a convaincre nit ñi ba ñuy jënd say produit c'est-à-dire yow mën nga attirer attention nit ñi te ku mën attirer attention nit ñi monétisation automatique du la ñorati parce que li ngay mën a fay sa bopp YouTube wala TikTok du la ko mën a fay te am ay partenaires si yow lay des croyez-moi bu ngeen mënee jaayal seen bopp seen ay produits si internet soxlaatoo leen benn plateforme di leen fay mais aussi soxlaatoo leen benn mbindeef di leen fay 15 yow yaay fay sa bopp. maintenant 4 façons yii ñu mën a amee xaalis lépp lan mooy seen point commun lan la ñaari mbir kese la bi si njëkk mooy faaw nga mën defar vidéo bu baax bu mën a attirer nit ñi deuxième bi mooy faaw nga mën a soppi say abonné def leen ay clients. vous savez gars yi àdduna bi dafa changé léegi bu fekkee waa marché bi nga nekk ngay xaar pour ñu jënd wala sa waa koñ romb gis sa place jënd wala nga def ko statut sa contact yi gis ko jënd pour say bagage dem yaa ngi xaar lu dul ñëw jaay léegi ci internet bi la lu tax parce que internet bi fa nga mën a amee 500 000 nit yu la bëgg te 100 000 yëpp pare nañ pour jënd li ngay jaay amul benn place Sénégal buy xëy chaque jour di am 100 000 personnes yuy ñëw di dugg ci boutique bi pour xool lu fa am alors que facilement ci internet chaque jour mën nga am 1 million de personnes yu ñëw di dugg sa place di xool li ngay jaay lan la. école bi gën a mag ci àdduna bii ñu nekk nii internet la ñaata la lay coûter ci xaalis pour nga mën a jàng ba am doctorat peut-être 2 millions ou plus. de plus di nga jàng plus de 15 ans te mën nga faa bañ a jëlee lu mën a changer sa àdduna formation pour jàng xaalis ak commerce ci internet mënu laa coûter 2 millions. et le plus important mooy que mën nga ko jàng ci lu gën a néew benn at. mais li ci gën a amati solo mooy que internet nga mën a dugg mën fa am ay information yoo xam jar na million mais gratuitement nga ciy jot comme vidéo bii ngay seetaan. mais comment faire pour def e-commerce social fan ngay commencer fan ngay jaar. eh bien très bonne question fii la sama surprise di amee sens parce que formation marketing digital bi ma leen doon wax cela fait presque 1 an disponible na. te e-commerce kese la ñuy jàng ci formation bi nan la ñuy liggéeyee ci internet bi mais dafa am problème bu am ci formation bi mooy que ñëpp xajuñu ci. lu tax ñëpp xajuñu ci parce que cette fois-ci eh ben j'avoue quand même dafa cher ci ku démarré gul dara mais je vous laisse deviner entre 100 000 ba 200 000 ñaata la ci war a doon mais balaa ñuy dugg ci détail formation bi nañ waxtaan ci. lan ak lan la nit soxla pour def e-commerce social jaay ci réseau yi wax naa leen ko léegi 1 faaw nga mën defar vidéo bu baax bu mën a attirer nit ñi 2 faaw nga mën soppi say abonné def leen ay clients souvent 2 bi mooy gën a sonal gars yi parce que xamuñu jaay musuñu jaay xamuñu communiquer xamuñu lu ñu war a jaay moo tax nga mën a gis ku am 500 000 abonnés alors que abonnés yooyu mënuñu koo apporter 10 000 par jour. ci biir formation bi yëpp ñaari mbir yi kese la ñuy concentré wu te dinañ ko jàngale ci façon boo xam même xale bu am 12 ans dina ko mën a comprendre d'ailleurs waxaale leen ma ci commentaire yi vidéo tay bi ci façon biñ ko jàngalee nii neex naa comprendre wala neexul comprendre ci biir formation bi dinañ la jox méthode bu simple pratique efficace pour nga mën a percer ci réseau yi
mais aussi ce qui est le plus important di nga jàng nan la ñuy defee xaalis ci réseau yi moo xam nga nekk commerçant artiste wala nga nekk influenceur wala tout simplement nga nekk ku jug bëgg a def ay millions ci réseau yi xamal ni formation bi pour yow la ci biir formation bi dinañ la expliquer pas à pas même bu fekkee débutant nga ci domaine bi xamoo marketing digital musoo essayer def vidéo A la ñuy commencer ba Z. ci biir formation bi dinañ étudier ban business moo adapté ak say compétences ak lan nga mën a démarrer selon sa capital. dinañ ci étudier yan stratégie ñooy dox ci e-commerce social biir Sénégal mais aussi dinañ jàngale nan ngay tabaxee sa identité de marque ci réseau yi ba ñëpp xàmmee la. dinañ jàng nan ngay bâtir communauté bu engagée. dinañ expliquer lan moo tax vidéo di viral jël quelques exemples vidéo essayer expliquer psychologie bi nekk ci ginnaaw vidéo boobu ba vidéo bi viral jàng nan ngay structurer vidéo accroché développement punchline et li ëpp solo ci formation bi mooy stratégie de monétisation say abonné nan nga leen mën a soppee ay clients ak nan nga mën a def ba attirer partenaires yi mais aussi loolu yëpp dinañ jàng nan nga ko mën a automatiser c'est-à-dire nan nga mën a fexe ba création vidéo bi ak publication bi du la jël temps bu bari. Il y a énormément d'informations précieuses et de grande qualité et formation bi disponible na tey mais honnêtement pour participer ci formation bi soxlawoo ni 200 000 ni 125 000 soxlawoo sax 100 000 en vrai 69 000 kese dong nga soxla pour participer ci formation bi. mën nga réserver sa place ci formation bi léegi ni may waxee ak yow boo duggee ci suñu site officiel tekifolife.com lien baa ngi ci premier commentaire vidéo bii ngay seetaan wala nga inscrire ci numéro yi ma la affiché directement Wave wala Orange Money capturer ko envoyé ñu ko WhatsApp wala Telegram ñu dugal la ci formation bi léegi mais comme ñu ngi ci fête Korité ñu ngi en promotion fii ba le 5 avril maanaam 5 jours ci suñu formation yépp. C'est là que ça devient intéressant parce que pour jaar ci promotion bi dugg ci formation yi e-commerce social bi au lieu de 69 000 c'est uniquement 49 000 francs CFA c'est du lourd. Et pour formation devenir riche bi au lieu de 50 000 c'est 39 000. Pour formation Alibaba bi au lieu de 35 000 c'est seulement 20 000 francs ñaari 10 000 wow. Pour crypto-monnaie bi aussi au lieu de 90 000 c'est seulement 40 000 et pour jàng lire wala làkk anglais pour seen ay business wala juste pour seen ay projet personnel au lieu ngay fay 35 000 chaque mois ngay fay 10 000 pendant 3 mois benn yoon kese ngay fay te 30 000 ngay fay. waa bien sûr géntoo leen cette fois-ci mooy suñ promotion bi gën a mag si ñu mës a def yëpp mais yam ma foofu nan lay def ak ki nga xamante ni daa bëgg a dugg ci e-commerce social bi devenir riche Alibaba crypto-monnaie au lieu ngay participer 148 000 100 000 francs kese képp dong nga am accès ci suñu formation yëpp. la excuse amatul dugg leen ci site bi jël seen place léegi wala ngeen envoyer seen inscription ci numéro bii Wave ou Orange Money soo paree nga capturer ko envoyer ñu ko WhatsApp wala Telegram. bu promotion bi jeexee le 5 avril la formation e-commerce social bi di démarrer parce que épisode yi njëkk yi day ànd ak accompagnement réserver sa place léegi jaa ngeen jëf ba épisode prochain incha allah.